sama gars yi aw ma casque. léegi raw police ñëw na la Karabasale mi ngi tàkk waa Kër Papa ngay daw booy waa gëm sa bopp ngay daw gëm sa bopp ngay daw da ngay daw gëm sa bopp ngay daw léegi raw waaw jot na am ay détails fii le problème que mooy waa kër Astom ñu fi jaar def seen caravane quoi mais boo defee sa caravane quoi mais pas nga ñëw di escale ci siège jàmbur di fi ni détail boo escale siège jàmbur ñooyu buñ gën a riposté ba doo am fu ay bi yem quoi mun nga def sa politique def sa caravane te fekk du am xuloo du am xeex man non violence la ñuy wootee ci dëkk bi non violence la ñuy woote ci élection yi donc lii nii violence la. sama sët lakk na ba jeex mu ngi urgence ak sama jëkkër salaamaaleykum suñu mbokk xaritu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Proxi TV télé bi la jege jëwal sa bopp télé banlieue bi rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo ji ndamoo émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi nag mu di émission bi nga xamante ne dañu ko sos ci télé bi jagleel ko askan wi te itam jamono rek lay topp ndaxte jamono ji ku ne xam na li nga xamante ne moo xew ci réewum Sénégal muy élection locale yi maanaam jogante bi nga xamante ne moom mooy ñu nekk ci gox ak goxaan yi ñu gis bi mu tàmbalee ba léegi li ci ëpp caravane yi nga xamante ne moom la ñu seeti ak ñi nga xamante ne moom mooy directeur de campagne ak ñi nga xam mooy yenn ci candidat yi Kër Massar Nord ak Sud liñ ci gën a nemmeeku mooy violence bi rek moo ci ëpp moo tax ñu teg fa suñu loxo ngir waxtaan ci ak ñi nga xamante ne moom mooy woy politique yi ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ngeen topp émission bi nag bu ngeen ñu toppee itam daañu leen yóbbu ci ñi nga xamante ne moom mooy ñi ñu jot a taal suñu micro mooy ñi nga xamante ne moom laa wax sànq muy candidat yi ak yenn ci ay directoire de campagne. salaamaaleykum suñu mbokk xaritu téléspectateur du Proxi TV rawatina ñi bëgg baatu askan wi comme ni nga ko waxee sànq ci entrée bi ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ci siège madame la ministre candidat bu Kër Massar Nord di madame Aminata Assome Diatta ñu ngi ak directeur de campagne am El Hadji Omar Ndiaye juste pour ñu waxtaan ak ñoom par rapport ak violence bi nga xamante ne moo judd ci campagne yi comme ni ñu ko defee ak ci yeneen ñi nga xamante moom mooy candidat yi El Hadji Omar Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu seen téléspectateur Proxi TV yëpp di wax ni madame la ministre Aminata Assome Diatta moom mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Kër Massar Nord à plusieurs reprises nag madame la ministre woote na non violence ak jàmm ci campagne bi nga xamante ni dugg nañ ci. ñuy fàttali aussi que ni sunu leaderu coalition le président de la République Macky Sall ba muy recevoir aussi initiative charte non violence bi moom it da ko xaatim ba pare woote pour une élection apaisée madame la ministre ci sorteem yëpp presque bu ci nekk woote na ba démb rek ñu ngi def ay ñaan moom it mu woo sargal na bien pour ñu jaar aussi ci communauté catholique bi pour que ñu ñaan jàmm ci élection yi ñu jëm si. loolu amul ma ne la Serigne Ba lu tax ñu def ko loolu du affaire Serigne de moom moo créé meeting la préparé moom moo xam ne xale lu mu leen gaañee xale dañuy fayeeku yow boo ma gaañee ma gaañ la loolu moo am loi boobu moo am da leen gaañ si suba bi ñoom tam ngoon bi tam ñu romba ñu gaañ leen kon loi amul Sénégal. moom ñoom tam ñu romb ñu fekk leen foofu xam nga xale doo ko mën a contrôler man maa ngi toog su timis boobu ñu ne ma Assome bu créé tey meeting dañ koy tas ma ne ko boo leen ko tas ko commandant wax na si boo leen ko tas ndax xale yi duñu mënuñu ko supporter ko seen morom moo leen dóor barre de fer ñoom tam dañuy dem foofu tam pour fayeeku
asom bu leen xos dañ koy xos. ñun daal en tout cas fii spécifiquement ñun li ñu ci dalee yëg nañ ni fii Kër Massar am na ci ay leaders yoo xamante ni ñoom fi ñu toll nii ñun lañ teg bët te aussi li ko indi moo di ñoom ñun suñuy déploiement ñoom nanguwuñu ñu nit ñu dugg ci seeni zone et loolu aussi il faut que ñu waxtaane ko de manière très sereine politicien bu dëkk Boune ak kenn ku dëkk Kër Massar village kee dëkk fee waaw wallaay ñun ñëpp du 13 candidats lañ 13 candidats bu ci nekk mais mënoo ni sama koñ man kenn du fa dugg bërki démb président Omar Top mais dugg na cité gendarmerie def fa li mu fa bëgg a def ba génnaat peut-être sax kenn topp ko fa waaye nag def na la mu bëgg a def ci génnaat ñun bërki démb on s'est rendu compte que ni bi ñu duggee Boune monsieur Moussa Camara bu coalition Gëm Sa Bopp moom estimant que ni xëy na koñ bi ñu jaar foofu la dëkk xëy na ñun sax xamuñu woon ni fa la dëkk waaye qu'importe wut na ay xale yu jël seeni xeer di ko jóor ci sunu cortège. asom keroog dafa attaqué sama xale yi Boune yore ay jaasi paaka lépp ay pompe à gaz ay grenade yëpp mu yore ko mu ne ay policier la yore ministre buy agressé man maa woo Moussa Camara ma ne Moussa wool préfet nga woo préfet asom yore na lii ak lii Kër Massar ñu ñoo ko bokk. en tout cas li ma ciy waxaat est-ce que violence gagné na ay élections est-ce que tamit du programme bu baax tey jii nii moom moo tax nit ki war a mën a gagné askan wi tamit kenn nelawatul ba yandoor ndax politiciens yi pour le moment lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga loolu moom moo indi coow li ndax Kër Massar gis nañ ni vraiment benn programme moo fi nekk gis nañ ni aussi ki nga xamante ni bis bu ne H24 depuis plusieurs années mu ngi au contact des populations de Kër Massar di leen jàppale di ànd ak ñoom seeni difficulté ci mbënn mi ci tabaski yi ci lépp moom it mu koy ànd ak ñoom di ci xeex moom lañ ni moom waru fee campagne. asom xamuma préfet dama bëgg moo nekk njiit Kër Massar mu wax si asom mu bay ay sama nit maa ko ëpp politique maa ko gën a pànk. bi ñu xëyee suba teel aussi gis nañ sa colistière def ay audio yoo xamante ni sax defe naa ñun yónnee nañ ko autorité yi mu ni ñoom dinañ taal Assome Diatta danañ rey Assome Diatta et que dinañ recruter ay nit dal ci kaw. xam nga man mënuma leen contrôler seen xol jeex na lu ñu gisee deret bi lu mu sotteeku moo tax bu ñuy ñibbisi ñu fekk Assome muy mitin di ko jàng de ay mitin la ñu nekkoon di def bu ñu xamee ñun dañ leen di attaqué dañuy sol ay yére yu weex moo xam ne xale yi dañuy yeewu xale yi itam fekk ci leen si base ba ñu ne ko doo leen def fi tey dara kon tey da ngeen tuur da ngeen tuuru tey dara moo tuuru tey yéen itam da ngeen di tuuru te deret ñu nag ñu jàpp ni loolu yëpp jaru ko ndax Assome Diatta jotewut ak ñoom dara ñoom dañoo am seen projet ci Kër Massar ñu nit ñu am suñu projet ci Kër Massar seen projet yi ñu am ci Kër Massar ak ñun yi ñu am ci Kër Massar c'est les Massarois ñoom ñoo ko mën a juger waaye du affrontement interne entre ñoom ak ñun. léegi yow pour yow kon violence bi kon lan moo koy andi exactement pour yow. Assome la amul nit. moom moo koy indi. Assome la benn Assome jël na ay nit Parcelles Assome jël na ay nit Grand Yoff mu xaar lu koy xaar moo gën a raw lu mu def nii. boobu ñun yëpp ñoo ko ñun ñëpp candidat yëpp ñoo ko mobilisé ñu mu jëlee ay Parcelles du ñu voté Kër Massar bii. waaw waru fee campagne nag moom luy ndeyam xam nga donc il faut que ñoom ñëpp te dañoo yaakaar ni sax xëy na ñenn ñi ñoom jàpp nañ ni perturber élection yi pour wut ci lay ndax xëy na am nañ seen télé am nañ seen rajo am nañ seen i médium yoo xamante ni mën nañ di ci coowee donc coow li daal ñun ak histoire bi ñun jàpp nañ ni jaru ko ci. bugguma xeex ma am xuloo am man ñun man sama politique lii di sama première fois man présidentielle campagne na Macky Sall amul problème campagne na yëpp amul problème man ku ma xam ne Dieynaba Ndiaye man du ma nit bu nëbb Kër Massar yëpp ñoo ma xam man damay campagne damay foo di reetaan kaf yeneen candidat maa ngi nii yeneen candidat dañuy ñëw fii dama jaale waa Sonko bu ñu déggee sama yaay dafa gaañu même jour ba dañuy ñëw jaale fii waa lu tax Assome bu mu xalaatee ko tey
man mus naa liggéey APR benn yoon lu mu mënta mel mus naa def lu baax APR musuma defal dara de moom dafa war a ñu yëkkati ñaar tànkam ñoo jaale si ma waa APR ba tey teg ñu seen tànk fii. nañu na ñëpp liggéey dem ci population yi présenter seen programme présenter seeni ambition ñun en tout cas ci lañ nekk ci la ñuy wootee donc loolu la madame la ministre di def xëy na nag dinañ sécuriser aussi xale yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak moom ndax bu fekkee nit taxaw na ni ñun dinañ rey Assome Diatta dinañ taal Assome Diatta dinañ ko kii ñun ñu jël ay xale ñu bàyyi seeni kër gëm projet madame la ministre ànd ak ñoom vraiment ñu ngi ñaan les autorités publiques ñoom it ñu assurer sécurité bi et que ki ko wax publiquement ñu man koo woo laaj ko ni ko yow pourquoi nga ni di nga rey nit. man boo gisee léegi ma jël ay nit ñi may surveiller fu nekk ngir Assome la maa ko déranger Kër Massar na pareegu ma Assome pareegu ma nëbbu ma ko jour bu mu xoosee sama benn xale fii Kër Massar manaa moom la man du ma xeex benn doom jàmbur manaa Assome ñooy jàkkaarloo. kon daal da nga base bu ma ko fekkee ma. aussi jàpp naa ni délit la ci sunu code pénal sénégalais ndax mënoo ni en public partager ko ni yow di nga rey nit ki ba pare di ko kii ñu laaj ko moom fan la teg moom it mu ni dina rey nit ki. man Assome du ma ko may dara Kër Massar man nëbbatu ma lu may def nëbbatu ma. mais est-ce que tamit jotul comme li ma la wax yéen leaders yi ngeen waxtaan ak seen militants yi ñu bàyyi violence aussi. ñun du ñun man ku ma xam Kër Massar ñëpp la Assome que xam nga lu ko mën a régler. préfet moo ko mën a régler moo ko mën a régler woo ku nekk kenn warul yore jaasi man maa ngi ni bu ma foree paaka sax mu koy nëbb man maa ngi ni lu xaw Kër Massar fii sama du ma mos a yëkkati doomu jàmbur ma ne ko demal xeex du ma yëkkati sama doom ma ne ko demal xeex du ma yëkkati doomu jàmbur ma ne ko demal xeex loolu du ma ko def. daal da nga jàpp ne li askan wi wax xam dëgg la dafa mel ni politiciens yi ñun ñooy violence seen biir. maanaam ñun la kay ñun la xam nga ñun man maa ngi ni léegi préparé ma dem buun yoroo ma jaasi yoroo ma puso moom mu dem attaqué ñu ay jaasi nga xam ne Assome la lendemain encore bu fekkee sama ay nit dóor leen ay barre de fer Assome la man boo gisee ma bàyyi appel ngir Assome la Assome lu mu liggéey fi Macky Sall lu mu liggéey Macky Sall laa xamul. ñun daal en tout cas ñu ngi ci li ñu président wax ñu ngi ciy liggéey pour jox président aussi bien commune bi mais aussi département bi mais aussi toutes les communes de Kër Massar ndax loolu le président de la République Macky Sall mérito te madame la ministre moom lu président bëgg rek moom lay wax boo ko waxee bu xale yi ne gis nga kee nee na sax mu ni man daal lu président bëgg daal man moom lay def. damaa bëgg président mu wax ministre bi mu bàyyi Casamançien la xamante nañu kenn du mayante sa morom dërëm. ñu ngi lay dégg waaw loolu laa bëgg. lan ngay wax aussi émission bi la seet si woon baatu askan bi seet si macha allah ak télé bi ñun de léegi de moom moo nekk seen télé Kër Massar moom la ñuy seetaan ma ne dama koy seetaan seen télé la ne dama leen di ñaanal gën a yokku ba partout dans le monde entier ñu leen di seetaan yàlla jàppaleen rek moom laa leen di ñaanal. ñu ngi lay jaale baax tamit sa yaay ji. waaw na ko yàlla yërëm. amiin merci beaucoup. en tout cas proxy ñoom dañ di loo xamante ni demande sociale la fii ndokk bañ fi amee ndax bu ñu fi amul woon xëy na sax dana metti ci ñun banlieue bi ndax parfois nous aussi les acteurs politiques dañuy am jafe-jafe pour am les médias au niveau national donc lii nga xamante ni moom mooy proxy ak liggéey bi muy def di ci yee askan wi di ci yee fi ñu toll nii di accompagner population yi di accompagner les acteurs politiques di accompagner les acteurs étatiques loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu ñu ngi leen ciy féliciter aussi dynamisme jeunes yi fi nekk di ci liggéey ñun di ñaan aussi au sortir de ces élections là équipe yi municipale yi nga xamante ni partout au niveau du département et au niveau des communes génn nañ ci ñu approprier wu de ce média là xam ni lii moom mooy média public wu Kër Massar. waaw mbokk yi gis ngeen ni ngeen ko déggee noonu muy lu am solo ndax képp koo xamante ne tàll nañu suñu micro ci candidat yi rek daa nga dégg ñu ne ñoom dañuy xeex violence terewul tam saa yu seen cortège yi daje ci woyu politique yi da ngay gis ne maanaam dafay am jafe-jafe ba dañuy jàppante gis nañ tamit ci li nga xamante ne moom mooy ci campagne yi ñu taal ci ay kër ba am ñu ci loru itam te ba léegi nii dañ naan ñii la wala ñeneen te itam loolu mu ngi ci loxol yoon la ko toppit di nga ci gis ay dóorante
ay xaañante ay génne ay barre de fer ak ay li nga xamante ne mooy yenn ci ay armes ngir di ko jëfandikoo ngir mën a jàmmaarloo ñoom ñaari ay woy politique yi te itam loolu moo jaaxal ñëpp ñi nga xamante ne moom mooy askanu Sénégal ndax dañuy daal di laaj ndax politique dafa ànd ak violence. suñu mbokku téléspectateur Proxi TV ak ñi safoo di ndamu baatu askan wi comme ni ñu ko waxee sànq rek ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ci candidat bu Kër Massar Sud ñu koy wax Mame Gana Kébé bokk ci xëccoo bi waaye itam li ñuy gën a waxtaane ci émission baatu askan bi mooy violence bi nga xamante ne mu ngi ci biir élection yi est-ce que violence tax na nit ki nekk maire wala nekk président loolu mooy laaj bi nga xamante ne moom la ñu samp ak askan wi nga xamante ne ñoo ñooy bàyyi xel baatu askan wi Mame Gana Kébé maa ngi lay nuyu di la siyaar. ñu ngi lay fay bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy violence dafa tàmbale ci côté politique bi yow en tant que candidat lan ngay wax ñi nga xamante ne moom mooy sénégalais. bon xanaa di wax askanu Kër Massar d'abord askanu Kër Massar Sud nga xam ne ñun en fait d'abord ñun foofu la ñu dëkk boo wax Sénégal tamit bon naa wax population Sénégal yëpp politiciens Sénégal yëpp yi nga xam ne ñu ngi nekk def politique aussi di campagne pour les élections locales di wax rek ni violence moom moo tout sauf la violence. aussi di leen wax rek ni nañ ut ay programme parce que programme boobu bu ma gisee rek ñiy def pour man ñiy def violence mooy ñi nga xam ne amuñu programme wala ñi nga xam ne lajj nañ seen programme ñoo jiitee violence yi te violence mënuñoo may dara. dañuy woo les gens à la raison mais dañuy woo tamit waa Kër Massar ñu xool bu baax fan la ñuy dugal seen i carte ak ñan la ñuy tànn parce que nag Kër Massar li mu am si jafe-jafe rek doy na ba ñuy andil ay candidats yoo xam ne ñoom dañu am seen jafe-jafe bu bopp. ñoom seen i problème bu bopp dëgg neex yàlla dañu bëgg andi fii Kër Massar te loolu nag waa Kër Massar ñoo ko war a bañ. waaw askan bi moom wax dëgg yàlla kenn mu ko jiiñ nekk responsable ci loolu. waaw parce que gëm naa ni que boo nekkee njiit dafa am lu la war dafa am taxawaay boo xamante ne moo la war man sama groupe WhatsApp yi damay wax gars yi sama yaay nekkul ci groupe yi sama doom nekkul ci groupe yi. sama rak wala sama mag aw ma mag sax sama rak pardon nekkul ci groupe yi maanaam sama direct nekkul ci groupe yi ñooñu nekkuñ ci groupe yi dama gisul lan moo tax man may jël ay doomi jàmbur di leen xeexloo di leen sandiloo ay xeer ak di leen wax na ngeen dem ngeen jaasanteeg ngeen dóorante barre de fer yu kenn xamul du ma ko wax kenn. campagne jeex na parce que tey le lundi. je pense plus tard vendredi. on termine la campagne et on va aller maintenant droit au but au vote. et le vote bu ñu ci excès dana leen wala ñu sommes majoritaires xam nga ki man ki am doole du def bruit ki amul doole mooy xuloo ndax nee nañ xuloo boo amee ci buntu teen ka amul baag la ñun nag am nañ ay baag lañ yor ñun yoruñu benn ay baat et je voudrais que ñu xam ni kenn mënul téye la coalition Benno Bokk Yaakaar. le combat bi si biir urne yi la du si mbedd bi du si dóorante du si damante loxo du si saagante da nga fiy gis délégué de quartier bu ñu damm loxoom ay jeunes yoo xam ne ñi ngi am ay xiiroo ngaayoo xeex ñun ils nous ont infiltré dugg nañ suñuy caravane ànd ak seen i ndaw di jéem ñu provoquer ñun duñu répondre à la provocation parce que homme politique yi responsable yi dañoo war a xam ne que njiit buñ la jiitalee dafa war a am taxawaay boo war a taxawee taxawaayu lan taxawaayu sàmm njaboot gi yëpp di nga am nag façon nit bu ne parfois sax di nga am ci nit ñi ñoo xamante ne ay nitu ay lañ da nga leen war a jéem a contrôler yow moom vraiment kenn xalaatul nga war a nekk nit koo xamante ne nitu ay nga donc man ci loolu laay woo nit ñi. bon d'abord man soo mënee violence man si d'abord si moom ko njëkkee ci man Mame Gana Kébé ci mouvement bi nga xam ne moom laa ci coalition bi nga xam ne moom laa jiitee bon ñun dañ koy toog waxtaan ci waxati ci wax ak militants yi wax ak responsable yi wax leen rek ñun li ñu tax a jóg mooy le 23 ñu jël ndam li ñu koy may mooy waxtaan ak population bi d'abord lu weesu ay at Mame Gana Kébé mu ngi waxtaan ak population wu Kër Massar te kenn mësuma dégg ci violence aussi di wax ak nit ñi pour ñu dem jëli seen carte d'identité yi aussi teg programme bi nga xam ne moom Kër Massar d'abord fi la toll ak ñun fi ñu bëgg a yóbbu Kër Massar kon ñun violence ñun waxtaan nañ ci ak population ak militantes yi nga xam ne bon ñun ci faj mbëbatu askan bi lañ bokk moo tax boobu ba tey yàlla mu ngi ñuy suturaal ba kenn dégguñu d'abord ñu ngi am ay ñu ngi provoqué mais ku xam fa nga jëm bon doo ragal fa nga jëm. infiltré dugg nañ suñuy caravane ànd ak seen i ndaw di jéem ñu provoqué ñun duñu répondre à la provocation parce que élection yi si urne yi lañ koy gagné le 23 janvier incha allahu rabi suñu duggee si urne yi ba génn danañ ñu fal le 24 ñu tàmbali liggéey. comme ñoo bokk Kër Massar na rafetal ànd bi ki war a gagné ndax ki war a gagné mooy ñun ñooy gagné comme ñun ñooy gagné nag ñun xulawunoo kenn xeexloo kenn ñun on va les battre par les urnes parce que nous sommes largement majoritaires. comme ñun xam nañ ne bu soobee yàlla ñun ñooy nekk maire duñ bëgg ñu yàq dara parce que ñoo bëgg a xool lan lañu war a defaraat ci Kër Massar
ñii nag nekk ci incarné nag di profité di def violence yàq xam nañ seen bopp xam nañ ne mun ñoo gagné Kër Massar liñ fi yàq ñun ñi war a nekk maire Kër Massar ñun ñoo ko fi defaraat moo tax fi mu toll nii ñun képp kuy wax affaire violence dañ leen ñu arrêté aussi invité wu nit ñi ci violence li leen invité mooy le jour yi ñun xam nañu nit ñi te nit ñi bàyyi nañu xel te xam nañ ñun la ñuy voteel liñ leen di njëkk a wax mooy ñu xaar ba jour bi ñu teel a jóg teel a dem voté ci ñu teel a jël ndam li jëm feete ci ko le 24 janvier. 23 janvier incha allahu rabi suñu duggee si urne yi ba génn danañ ñu fal le 24 ñu tàmbali liggéey. xam nga la violence est l'arme des faibles loolu la tubaab wax maanaam violence ngànnaayu ñi nga xamante ne dañoo néew doole la wala dañoo jaaxle amatul lu ñu def affaire bii nii jarul xeex jarul xiiroo jarul ŋaayoo lan la élection la élection jongante la askan wi mooy tànn. ci kaw yan anam la askan wi di tànnee en temps normal askan wi dafa war a tànn ci kaw programme nga wax nit ñi man fii laa leen bëgg a jëmee lii mooy sama yéene ci yéen boo ko tegee ci lu leer askan yi am nañuy xel jamono bi particulièrement xale bu gën a ndaw bu am 5 ans sax soo ko jëlee xam na lan moo nekk yoon ak lan moo nekkul yoon. dafa am ñoo xam ni xëccoo bi li mu leen jaral dafa weesu liggéeyu maire dafa am ñoo xam ni dañoo am ay jafe-jafe moom laay wax sànq ñoo am seen i problème bëgg ko saafara si suñu mairie si suñu commune Kër Massar Sud bi ñun ñoo ko war a bañ ku am sa jafe-jafe demal nga régler ko fi nga ko war a régler ñun jafe-jafe Kër Massar la ñu tal ñooñu noonu ñoom ñooy xambataal bi ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ñooñu ñoo fi nekk di teg ay problème di xeex ak nit ñi di andi seen i nervi ñooñu la te barewuñu nag waaye ñi nga xam ne diggante ñi jaay suuf ak ñi jaay courant nañ ñu abal suñu Kër Massar ñun ñu liggéey suñu Kër Massar. dama bëgg suñu naataango candidat yi ñu xam ni Kër Massar Sud amul opposition ñun gisuñu fi opposition parce que ñun on a l'expérience 7 ans de vie municipale chef de cabinet coordinateur de lutte contre les inondations conseiller technique spécial président de la commission éducation vice-président de la commission environnement et cadre de vie amul benn candidat bu ma ëpp expérience dans la vie municipale et je pense que la population a besoin d'un candidat expérimenté et je suis le candidat expérimenté. mais askan wi fi ma leen di wooye mooy ñi nga xamante ne mooy sama rakk yeeg sama nawle yi nga xamante ne ñoom laa àndal ñii di assurer suñu sécurité ñeneen ak ñeneen ku leen woo ci violence nañ ko bañ muy ci mënul nekk man parce que je n'appelle personne à la violence mënul nekk li ma wax dafa leer ngir yàlla yeewu leen ku fi yaayam nekkul ku fi baayam nekkul ku fi doomam nekkul ku fi magam nekkul lu tax yow ngay nangu mu lay jël di la jébal naan laan demal nga sandil ma xeer na bu la fayoon 400 milliards 1000 milliards de milliards tamit waru ko jar parce que sa bakkan bi bu ci rotee sa waa kër ñooy ñàkk dañ lay saraxal au bout de 8 jours là et puis on t'oublie hein donc ngir yàlla ak yonente bi askan wi foofu la ñu war a yeewoo. en tout cas man à chaque fois may def sama déplacement candidat Madaya naa wàcc ñëw nuyu candidat Madaya man maay wàcc jox la loxo parce que nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires c'est normal chacun a le droit de mener librement sa campagne mais dans la paix en tout cas li may wax sama moroom candidat yi mooy nan xam ne le 23 janvier le monde ne va pas s'arrêter le 23 janvier Inch'Allah dina am le 24 janvier dina am le 25 te ñun ñoo bokk Kër Massar. ñi fii war a ñëw liggéey moo koy xaar donc su fekkee ni yow ex-aequo yaa ngi xeex yaa ngi damante loxo yaa ngi ay toj oto dëgg neex yàlla bés boo ñëwee yaakaaruma ni di nga tal waa ak Kër Massar sa bopp ngay tal donc yàq bi moom dëgg neex yàlla c'est à totalement déplorer nous appelons les gens nous appelons toutes les parties prenantes toutes les coalitions tous les candidats à la paix à la stabilité ñu am ay élections apaisées le 23 janvier que le meilleur à Kër Massar gagne et le meilleur sera la coalition gox bu bees bu verte bi. TV ngeen yàgg liggéey ak moom yéen ñi nga xam ne yéenay candidat yu Kër Massar rawatina aussi maam Gana télé bi rajo yi di la woon sa bopp tamit émission Baatu Askan Wi lan nga leen di wax. waaw xam naa ni rek li may wax proxy mooy li ngeen def nii grandeur la li ngeen def nii dafa rëy lii dañoo kontaan ci lii parce que d'abord yéen a ngi def non violence te lii lañ soxla ab télé wala ab rajo bu nekk ci dëkk bu ñuy gis de loin parce que boobu ba tey ñun ñoo ngi ciy wax boo ñu mayee chance ak opportunité wu jàkkaarloog population Kër Massar di ko wax daf ñuy neex en tout cas c'est à encourager bi idée bi xaw moo foo leen ko jëlee mais wax dëgg yàlla Kër Massar waa yëpp war nañ leen féliciter ci acte wala geste bu rëy bii ngeen def pour Kër Massar
defoo leen ko pour FM defoo leen ko pour Yewwi defoo leen ko pour kenn da ngeen ko def pour Kër Massar pour Sénégal parce que d'abord ñun ñi tey élection c'est dans une semaine après élection ñuy continuer nekk fii te dañuy ñaan yàlla rek non violence dañuy ñaan yàlla Kër Massar yëpp bàyyi xel ci yéen waa Proxi lii ngeen di wax te lii ngeen di wax nii mooy njëriñu Kër Massar mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu toute la population de Kër Massar. waaw man télé bi ma waxee rek mooy télé bi dama leen bëgg a xamal ni télé la boo xam ne dama ko yàgg a topp yàgg ko bëgg te ñaan nañu yàlla bu ñu jëlee la mairie de Kër Massar Sud danañ jàppale la télévision Proxi TV. C'est des jeunes engagés très dynamiques et vous faites un bon travail sans moyens vous battez Inch'Allah. Nous, à la mairie de Kër Massar Sud, on a pris l'engagement que pour nous gagner, on va vous subventionner, on va vous appuyer. Parce que vous êtes des jeunes, on doit vous appuyer. Merci beaucoup. bu weesuwee affaire de baatu askan wi man d'abord damay rafetlu initiative bu mel ni Proxi TV waaw Proxi TV tur bi boo ko déggee ci boppam am na lu ci nekk mooy proximité n'est-ce pas maanaam jege askan wi. Proxi TV man su ma ko déggee loolu moom mooy ñëkk a frappé le mot proximité maanaam dañoo bëgg a doon xarale boo xamante ne dafay jege askan wi donc ñun dañuy féliciter déjà initiative bu ni mel bépp leneen lu ngeen ci mën a teg muy baatu askan wi muy un jour un soir un candidat leneen ak leneen lu mu mënti demee dafa di loo xamante ne dafa baax. waaw ñun dañ leen di féliciter di leen encourager parce que Proxi TV dafa nekk télé boo xam ni dëgg neex yàlla fi mu jëm xam na ko moom laay wax sànq vision bi leer na. ressources humaines yi ñi ngi fi donc fi ngeen jëm di leen ñaanal yàlla ngeen àgg fa parce que ñun ni ñu amee yéene liggéey Kër Massar ak lu ko weesu gëm naa ni yéen da ngeen couvrir banlieue bi ak li ko weesu donc di leen si vraiment encourager bu baax a baax ne leen ni incha allahu rabi nous serons des partenaires parce que suñu dañuy gagné mairie bi le dimanche lundi ñu tàmbali liggéey bi suñu accord de partenariat foofu lañ ciy commencé waxtaan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant jërë leen jëf. ñu gis itam Kër Massar di ab département bu bees bi ñu ko defee département bu bees mu nekk juróom-benn li nga xamante ne moom mooy commune. ci biir juróom-benn commune yooyu daañu am juróom-benn maire ak benn maire boo xamante ne mooy bu mag a mag bi maanaam départemental boobu ba léegi mu am coow am xëccoo yaa ma nekk maane la langue gi ñii jaar ni ñii jaar na le kenn xàmmetul kan mooy kan mu am itam pëccxoo est-ce que itam ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo war a nekk suñuy njiit ëllëg ñun ñi nga xamante ne maanaam ñun ñooy askan wi dañuy daal di samp laaj bu ko defee ñoom itam ñi nga xam ne ñoom ñooñu war a jiitee est-ce que tamit am réew wala ab gox ndax violence lañ ko war a jiitee. waaw comme ni leen ko waxee rek sunu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne yéen ñu suivre à travers Proxi TV rawatina émission bu mag bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi gis ngeen depuis boobu ba léegi ñu ngi ci reportage yi nga xamante ne moom mooy les candidats wala ci directoire de campagne yi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak candidats yi juste ngir waxtaan ak ñoom seen militants yi wala sympathisants yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi nga xam ne ñoom ñoo am droit dem voter ji que violence amul njariñ gis ngeen def nañ ko ak yeneen candidat ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy Kër Massar Sud fekk fi tonton Sayer Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy candidat wu côté sud bi li nga xam ne mooy alternative les Verts fii ci côté sud bi ak li ma ko waxee baatu askan wi moo la seet si Proxi TV di émission boo xamante ne askan wi ko tax a jóg ñu gis papa violence bi bëri loolu ci campagne yi. loolu dama cee wax parce que mag la candidat yi fi nekk yëpp ñii seen papa la ñii seen najaay la man je suis un rassembleur ay bugguma ko fen bu ma sañoon daal ku fekkee ñun ñëpp dañoo bu Kër Massar te Kër Massar tax ñu jóg ñu war a bokk ndey bokk baay. Développer programme laajul violence parce que les urnes la voix des urnes mooy voix bi gën a autorisée ci jeu démocratique kon maa ngi exhorter tout le monde muy sama parti d'abord sama coalition muy wàllu Sénégal di yeneen coalition yi vraiment ñu gën a ñaaxaat sunu nit ñi waxtaan ak ñoom xam ne vraiment lii élection la rek le 22 janvier bu passé dañuy dellu si waat bokk sunu Kër Massar et ku ci def lu ñaaw bu ëllëgee yow yaa koy rëccu te jaru ko. ñëpp 90% yi ay jullit lañ il faut ñu xam ne yàlla mooy fal mais du ay xeex ak i xulu man de su ma sañoon dañ def campagne bu civilisée ku nekk li nga war a wax nga wax ko contrôler li ngay wax. non violence moom mënut a kenn gagné au contraire dafay influencer jeunesse bi ñuy def loo xam ne naka su du noonu la te ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Kër Massar ñoo ko bokk kon ñun dañu war a woote non violence comme sunu candidat ni mu koy defee su amee leader yi romb mu génn saafanteex ñoom nuyoo jàmm sant xamal ne ñun ñëpp ñoo bokk lépp. man de li ma dund man depuis démb maa ngi caravane mais ku ma dajeel da ngay wàcc ñu saafonte
man de personnellement candidat yi ma tase yëpp dama lay lëng parce que ñii samay doom la ñii sumay jarbaat la. waaw def naa ko ak monsieur l'honorable député maire Moustapha Mbeng def naa ko ak Abdourahmane Sarr def naa ko ak Omar Top ainsi de suite et enfin c'est ça le Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. xeex du amul njëriñ xam nga li faj moo ñu bokk ndey bokk baay gëm yàlla na kii falu yàlla fal na ko ba pare kooku buñ ko falee tamit ñun accepté ko war ko jàppale ñu liggéey Kër Massar. alors je dis non à la violence que ku nekk rek na nga xam raison garder. man li nga xam ne moo nekk ci man mooy defar Kër Massar du ma xuloo du ma xeex te ñaanuma su may man les verts ñun xamuñu loolu les verts xamuñu lu mu xam jàmm ak salaam fo ak ree. xam nga ñun candidats yi image violence dañ ko war a éviter parce que boo ko seetloo day ternir sax suñu image de marque ndax un maire war na nekk un maire non violent mën na nekk maire boo xam ne mën nga waxtaan ak askan wi à travers vraiment yeneen méthode que violence. ñuy sensibiliser population bi nañu doxee non violence ñu kaf fooree te tamit li may mën a wax rek mooy ñu sensibiliser leen ñu dem jëli seen carte d'identité parce que boo nee yeeyu askan wi rek da nga war a yeeyu population Kër Massar Sud kon li ñu combat bi mooy ñu dem jëli carte d'identité yi le jour J ñu voté massivement ñëw toog xaar nag résultat bi ñëw yàlla may ñu ndam si incha allah. ku ñàkk fayda rek la ñuy sànniloo ay xeer wala dóor loolu parce que boo dóorul sa najaay dóor sa rak mbaa nga dóor sa tanta ñunu nen la ñunu nen nag am na lu gën a rafet lu lii Sénégal dafa xamul lii xuloo ak xeex kooku c'est banni et puis avec la nouvelle génération là war nañu am yeneen xalaat yu nekk seen bopp lu dul luy tabax réew mi que di mbëkkante di dóorante ay jaasi loolu rafetul. liñ ci war a njëkk a wax rek moo ñu ñaax suñu xale yi parce que parfois dañuy def excès de zèle dañuy bëgg nit ba mu jaral leen ñuy yàq nit non moi je trouve que loolu mooy extrême bi te loolu nañ ko éviter. ande dama koy condamné toujours bañ naa ko ba waxoon naa ko ci Neti TV que ñu nekk ñu fii pour di xeex dañ fa war a nekk bokk ndey bokk bàyyi ki war a gagné bu gagné ñun ñëpp leader yi fi nekkoon ñëpp ñu topp ci gannaaw jàppale ko pour Kër Massar dox man loolu moo tax may jóg loolu ma dugal ci politique mais. ñun de au niveau de la coalition Wallu Sénégal ku nekk xam ne sunu papa Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy concepteur bi il a toujours dit qu'il préfère en tout cas avoir des élections non violentes. Il préfère ne pas marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir. C'est sa fameuse phrase. te ñun ñii di ay doomam ci loolu la ñuy yëngatu ñun daal idées yi la ñuy jël développer suñuy programme waxtaan ak nit ñi te loolu ñu ngi ci exhorter ñëpp te xam ne après le 23 ñun ñëpp dañuy dellu si waat bokkaat dëkk bi nekkaat ay Kër Massar waa. nan bokk ndey bokk baay damay lancer un appel solennel à toute l'opposition à tous les candidats yi briguer Kër Massar ñu dal forêt ku ci taseeg sa morom taxawal sa oto ngeen fonante jàmmante xam ne yàlla mooy fal kii falu lay falu kenn mu ci dara. La politique n'est que l'art de gérer la cité. Moi je trouve que c'est assez noble la politique mais noblesse bi ñun ñii leaders yi ñoo ko war a incarner ba inculquer ko ñi nga xam ne ñun la ñuy àndal wax nga dëgg ñu bari ci askan wi dañu ragal politique ndax dañu politique du exercice boo xam ne vraiment am na ay vertus. Moi je dis non et c'est l'occasion de prouver à ces gens-là un peu sceptiques wan leen ne politique mën nga ko def avec quand même la manière et de plus en plus pour nga am nit ñi électorat yi il faut les séduire par le discours mais aussi par le comportement am na loo xam ne boo ko melee mënoo jiite kenn yow sa ñëmu bopp boo violent yee yemuma sax ci violence corporelle mais même violence verbale loolu aussi violence la di wax di saaga di wax di tamba sa nawle loo xam ne vraiment loolu yëpp daal daf ñoo ñaax ñun
ñu am un comportement exemplaire face à nos administrés pour ëllëg ñu mën a am confiance jox ñu la cité ñu mën ko développer en tout cas à wàllu Sénégal loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def. léegi lan ngay tàggu askan wi ak baatu askan wi tamit télé bi nga xamante ne moo la jege jël wan sa bopp muy Proxi TV aussi bëgg yemale ñëpp ñi nga xamante ne ku ci nekk rek da ngay gis sa bopp ci télé bi lan ngay wax waa télé bi ak émission bi. télé bi li may njëkk a wax mooy c'est la première fois ma toog ak ñoom di wax mais dama leen di ñaan ñu nekk télé international parce que lii ñuy def baatu askan wi lii buñ ko continuer ku fi nekk maire ñu lay seeti di la wax dëgg. dem sa commune xool commune boo doxul ñoo la monsieur le maire ça ne va pas dëkk bi lëndëm la dëkk bi amul ndox dëkk bi salte na anarchie bi bari na monsieur le maire def ko te loolu laa leen di sant man xaw ma maay gagné xaw ma du ma gagné mais képp ku mën a gagné de nii leen di def la leen di fekki di leen wax dëgg parce que bu ñu la falee maire faluñu la pour nga nekk buur dan la fal pour nga jaamu askan wi. waa ñuy rafetlu ñoom tamit seen liggéey. di leen wax ne ñu ngi leen di gën a ñaax ñu yemale ñëpp ñu yemale parti yëpp bañ a def prise parti te xam ne Kër Massar moom ñoo ko bokk Proxi TV sunu télé la suñuy frère ñoo fa nekk kon li ñu leen wax ndam rek ci kaw ci kanam. waa di gërëm bu baax waa Proxi TV ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci nouveau département bi gis nañu ne médium la boo xam ne jege na askan bi day seet. jafe-jafe askan bi mu di ko wax ca na mu gën a rafetee di créer ay plateau de haut débat di waxtaan ci njëriñu askan wi ak projet yi nga xam ne moo war a en tout cas nekk ci biir Kër Massar ba ëllëg ñu mën a wax un Kër Massar émergent kon ñu ñuy def lu dul di leen encourager di leen wax en tout cas ñun on est disponible ndax dañ fiy jóge Kër Massar yeneen plateau yi di ñu invité barki démb rek gis ngeen ma ci beneen plateau bu mag mais pourquoi pas vous ñun ñoo leen jur. yéen a ngi fii et tey jii la télévision de proximité la ñu wax moo tax ngeen ne Proxi donc ñuy ñaan yàlla daal yàlla bàyyi leen fii rafet naa seen liggéey bu baax a baax di ko kontaane Proxi TV ca kaw ca kanam incha allah jërëjëf. waaye tam bi ci toppaat mbokk yi mooy est-ce que jotul ne tamit ni ñu ko laajee way politique yi ñu changé seen doxin maanaam soppi seen toogaay ndax askan wi nga xamante ne ñoom ñooy fal ñooy folli te ñoom saa yu ñuy toog dañ naan askan wi leen fa teg te askan wi seen patron wala mooy seen buur. ñoom ñooy ndaw askan wi te itam askan wi léegi koo na ci politique mu daw wala koo na ci politique du génn këram wala koo na ci politique fi tam daal di dem est-ce que jotul tey woy politique yi ñoom it ñu defaraat seen toogaay comme ni ñu ko sampee aw laaj ci biir émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi. ay ci suñu mbokk xaritu téléspectateurs yi nga xamante ne yéen a suivre Proxi TV rawatina émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi comme ni ñu ko defee ak candidat ak directeur de campagne yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk au niveau de Kër Massar ci département bi nord ak sud ba tey dañ koy daal di eggali non violence la ñuy daal di woote parce que gis nañ campagne bi mu ubbee malgré léegi mu jeex mais ba tey toujours violence kenn xamul ndax askan bi la wala ndax acteurs politiques yi ñoom ñooy indi li nga xamante ne moom mooy violence comme ni ñu ko defee ak yeneen candidats yi ñu ngi ak monsieur Abdourahmane Leye bi nga xamante ne moom mooy le président bi nga xam ne mooy coalition takku liggéey Kër Massar nekk candidat bu Kër Massar aussi nord monsieur le président ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. comme ni ma ko waxee ñu gis campagne yi ibbi boo nee politique rek sax fi dootul dal lan moo tax politique di ànd ak violence. tradition la boo xam ni dañ ko war a bannir parce que rafetul waaye nag lépp day jëm ci en tout cas bëgg lu nga xamante ni xamaguloo lan la ci yàlla dogal. en tout cas daal ñun suñu xalaat violence moom fu ñu ko déggee am na ñu nga xamante ni ñoo ko yee ñun ñi nga xamante ne ñooy acteurs politiques yi nekk leader de coalition yi ñun ñoo war di tenir ay discours yu dul yee fitna. waaw non violence wax dëgg yàlla baaxu ci dara wax dëgg yàlla man dama koy déplorer parce que c'est que ne wax dëgg yàlla ñun moom il faut ñoo xam ne nous sommes des adversaires mais duñu ay ennemis parce que lu mu bon ñun ñoo bokk suñu Kër Massar te yaakaar naa ne élection locale yi war a tax wax dëgg yàlla ñu si féewaloo parce que imagine tey ji nga nekk sa dëkkandoo mu faree ci benn parti nga faree ci beneen parti ab candidat tax rek war rek ngeen fantasiro mais tey ji élection locale dafay jeex te dëkkandoo gi dafay resté kon dafa am solo à ce que vraiment ñuy bàyyi xel loolu kon maa ngi sàkku si ñi nga xam ne sama mboroomi candidat yi ñuy sensibiliser seen militants yi xamal leen ne lii élection locale kese la au soir du 23 juin yi dafay jeex le lundi matin ñu xëy dem liggéeyi que le meilleur gagne loolu moo ci ëpp solo mais man violence daal wax dëgg yàlla en tant que Seydina Amadou Ba di candidat coalition gox yu bees
man du ma ko mës a nangu parce que gis naa ne baaxul surtout ñun ñi nga xam ne ay Massar wala ñu bokk benn kër Massar je pense que am si yoo xam war nañ ko mën a éviter suñu biir daal. violence bi damay commencé ci ki nga xam ne mooy suma candidat di Gamou Boye mi nga xam ni tey ku ko xool xam nitu jàmm la jàmm lay wootewul ay lu arrangé Kër Massar moo ko tax a jóg intérêt Kër Massar moo ko tax a jóg. kooku rek war na tax képp ku doon jéem a def violence nga bàyyi violence parce que nitu jàmm la nitu ay la nit ku modeste la nit ku simple la moom Gamou Boye kooku tey bu fekkee ni moom moo ma jël def ma directeur de campagne jiital ma man ci ay tànkam ak ci ay waawam laay wéyee moom Gamou Boye parce que tey Gamou Boye it wax dëgg yàlla ku xool xam ni ba mu fiy nekk ba mu fiy jógee kenn mësu ko dégg ci ay problème kenn mësu ko dégg ci ay détails kenn mësu ko dégg ci ay wax parce que intérêt Kër Massar la jiital njëriñu Kër Massar la jiital kon képp ku nga xam ne yaa ngi def violence ci dëkk bi moom àndul ci loolu te du ci ànd tey du ci ànd ëllëg. ñi ci ëpp responsabilité nag mooy leader yi mooy ñun ñi ñoo ci ëpp responsabilité parce que souvent ñun ñooy créer ay tendances ci biir militants yi te militants yi souvent ay nit la ñu nga xamante ni ñoo bokk quartier wala ñooy demlante et cetera voilà donc leneen li aussi day jóge ci militants yi parce que ñoom aussi souvent dinañu créer ay conditions yu leaders yi dul endetté te loolu aussi rafetul. c'est-à-dire que nit ki aussi bu mu la nit ko xam nga tey jii mën naa wax ne am na si yoo xam ne sax des fois nit ki mën na ko def fekk ne candidat bi du ko yëg c'est-à-dire que aussi il faut que aussi gars yi xam benn affaire mooy que gis nga problème violence. c'est que certes ñu ngi ko tudd ci làmb ji waaye des fois dama koy faral di gis ci politique bi parce que wax naa ko sànq ci émission bi dama ne imaginer tey ji yow ngay def sa caravane nga gis sama benn militant mu sol t-shirt nga jékki-jékki jël sa flyers daal di ko xër ci kanam kooku scène de violence la parce que ñàkkul ne woon bu fekkonte ne samay booy jege woon nañu ba mën nañu réagir te bu ñu réagir loolu mën na créer benn violence moo tax chaque jour damay demande à ce que vraiment suma gars yi bu fekkente ne dem ngeen ba jëm ab caravane dugg leen ci biir mbedd yi bàyyi leen ba caravane bi jàll su ko defee ñun ñu continuer suñu marche parce que ñun defuñu caravane ñun porte à porte la ñuy def dañuy sol suñu daal dem fekk ci askan wi kon ñun lépp loo xam ne ni mën nañoo mooy violence ñun ci loolu la ñu ne. waaw mën naa ne violence bi ci ñaari parti la parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay leader war nañ balaa ñuy départ fenn di xamal si ñi ñuy àndal ne leen coow wax xeex warul am ci seen i mbir parce que tamit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dagan seen i carte di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg di bëgg loo xam ne seen njëriñ la wala njëriñu askan bi la waruñoo jël kenn ci ñoom naan kan attaquer nit baa dóoral nit baa saagal nit ñoom ñoo war a njëkk xeex loolu. tey bi ñuy wax ci contexte Kër Massar ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk yéene defar nga am kon boo amee yéene defar sa morom am yéene defar bu ngeen daje da ngeen war a saafonte kenn ku ci nekk wan cofeel bu jóge ci moom jëm ci moroomam ngir ëllëg ki yàlla jiital ñeneen ñi mën a liggéey ak moom tranquillement parce que nit boo amal ay ci campagne électorale daf lay wóor ne ni tey bu ko yàlla joxe mais ci période bi mu fi nekk yëpp peut-être yow yaay nekk adversaire am wala du ngeen mën a jaaroo taal. moom mooy que fu mu toll nii ñu benn objectif lañu am mooy élection locale yi élection locale yi bu jeexee yàlla moo xam kuy falu xam na ko bu noppi dañuy def mooy dañuy sokk dañuy jéem rek waaye gëm nañ ne incha allah bu élection locale yi passé bu ma dajee ak sama beneen moroom candidat war naa mën a nuyonteeg moom saafanteeg moom ñu bokk ndey ak baay su ko defee ñun ñëpp ñu bokkandoo liggéeyandoo Kër Massar. waa xam nga boo bëggee dëgg-dëgg man jàpp naa Mamadou Dieye Kër Massar ñu ko war a defar ay nit yu jàmm lañu war a nekk ay nit yi woote dal lañu war a nekk du doon ay nit yoo xam ne dañuy woote safaan ndax safaan amul benn njëriñ ki war a defar nag warul yàq kii bëgg a dagan baatu askan bi ngir ëllëg bëgg a jiite yaakaar naa boo soxlaa ñu teg loxo Kër Massar say loxo lu rafet nga war a def lu baax nga war a def lu mucc ay nga war a def doo def lépp loo xam ne sababu ëllëgee conséquence sa kaw lay dal parce que loolu baaxul. moo tax sax dama leen koy wax dama leen naan ñaanuma kenn wala képp koo xam ne ni fekk naa la ngay xuloo keneen même bu fekkente ne sax moom moo la tooñ waa vraiment dinaa joteeg yow parce que man ñaanuma violence sàkkuma violence parce que xawma violence man nitu jàmm laa kon jàmm laay prôné. waaw c'est-à-dire bu fekkonte ni organisé woon nañu ay élections primaires candidats yi duñ mët 13 parce que candidat boo xam ni amul quartier bu mën a revendiquer que fii nga dëkk pour man du candidat donc ci taxawaay toujours bu ñuy porter violence ci zone yu mel noonu wala ci coalition yu mel noonu lay jógee ñun li ñu jàpp mooy képp ku nga xam ni daal Kër Massar moo la tax a jóg intérêt Kër Massar nga jiital ambition yi nga am pour defar Kër Massar la jarul attaquer convoi jarul attaquer caravane demal wax ak ñiy voté te tey li ñu fi gis tout dernièrement ñetta loru yëpp kenn nekku ci njabootu leader yi donc ñoom sàmm nañ seen bopp wut kaaraange gu doy pour seen bopp wut ko aussi pour seen njaboot. waaw mooy lu may fa xam nga balaa ngaa xam
jàmm a neex nga ay am te tey ji ku fekkente ne yaa ngi boo xoolee violence demal ci dëkk yi nga xam ne am violence jamono ji ci ngay xamee ne jàmm dara dàqu ko ay at ci gannaaw boo demee fu ci mel ni Rwanda xool guerre gi amoon ci diggante Hutu ak Tutsi yi gis ay bakkan yu fay rot kon la jëndee jàmm rek jar na ko moom moo tax tey ji ñu man ci cadre boobu lay doxee tey ji gis nga dama jàpp ne gis nga élection dafa xaw a sensible élection dafa xaw a sensible parce que bëri na ci ay dëkk yoo xam yu tas naa nekk ci élection lay bàyyeekoo kon dafa am loo xam ne ni chaque jour dañ ciy mën a bàyyi xel c'est-à-dire que il faut que ñu xam ne tey jii boo amee temps tëdd sa kër di nelaw bay yeewu jël temps ndékki jël temps wax ne yaa ngi waaj pour dem xëy c'est parce que da nga am jàmm mais boo amul woon jàmm loolu doo ko tal parce que bëri na ci ay dëkk yoo xam tey jii jàmm amu fa taluñu loolu kon loolu dafa am solo à ce que vraiment ñu koy éveiller di ko wax suñu nit ñi comme quoi que ne gis nga lu waay di jaay te jënduloo jàmm yaa ngi nax sa bopp parce que jàmm ci la lépp xaj. képp ku nga xam ne daal solo nga suñu dëkk bi kii nga xam ne di Gamou Boye ak ñi mu mën a doon ñu solo suñu dëkk bi yaakaar naa ñun ñëpp jàmm la ñu soxla jàmm joo xam ne njariñu Kër Massar la njariñu askan bi ak luy jëmal askan bi kan la war a doon. li ëpp solo mooy Kër Massar ñoo ko bokk élection yi képp ku ci yàlla boole rafetalal jëm sa morom te xam ni yàlla noppi na démb. ci façon bu nekk la mën na doon violence physique mën na doon violence verbale ba ci sax ci violence xam nga des fois damay jékki-jékki dox ci biir mbedd yi ma jékki-jékki gis ay candidat comme man comme man parce que man dañ yàpp samay affiche damay taf sama affiche ma ñëw fekk ñu xotti ko wala des fois ma jékki-jékki ñëw fekk ñu tafaat si beneen candidat kawam xam nga loolu da mën na créer violence gis nga bëri ki démb damaa jékki-jékki ñuy dox ànd ak sama coordinateur ba ñu duggee jékki-jékki ma gis sama affiche beneen nit teg fa affiche am dafa jékki rek saaga jël affiche rek commencé xotti ma ne ko bul xotti c'est pas grave peut-être kooku xelam fa la toll c'est-à-dire que loolu dafa am solo pour que gars yi di éveiller seen gars yi xam nga lii compétition kese te compétition dafa war a sen c'est-à-dire que il faut que ñu xam ne lii dafa dañ ko war a def ci fair play bu ma tefee sama affiche bàyyi ma tef sama affiche bu ma bindee sama bind mais bàyyi ma bind sama bind yow nga dem bind feneen nga bind parce que loolu dafay créer violence te loolu yaakaar naa ne war nañ koy mën a éviter quoi moo tax violence dafa bëri façon mën na doon verbal mën na doon physique comme mën na aussi écritel te loolu dafa am solo ñu si bàyyi xel en tout cas daal maa ngi demande à l'ensemble de mes candidats de nos adversaires à ce que vraiment ñu jéem a éviter loolu. rapidement looy terminer rek par rapport ak émission bu mag bi mooy baatu askan wi émission la boo xam ne askan wi ñoo ko moom ñoom lañ ko jagleel mais dañu dugg ci campagne bi ndax xeex violence bi ki topp tam mooy Proxi TV télé banlieue bi la jege jabal sa bopp ñu gis nga seet siñu tey aussi tamit te lan ngay wax télé bi tamit en même temps. télé bi moom wax dëgg yàlla ñun dañ fi gis innovation yu mag a mag a mag parce que Kër Massar aussi day ndamoo Proxi TV ci seen professionnalisme ci seen taxawaay ak aussi seen capacité de couverture d'événements yi nga xamante ni day am sur le terrain loolu ñun lu ñu seetlu la lu jiitu nag ñu fiy ñëw tey bi ñu fi ñëwee tey tamit gis nañ fi lu kawe suñu njort wax dëgg yàlla ak projet yi ñu ma fi présenté yëpp damay jàpp ne daal Proxi TV chance la pour Kër Massar mais aussi nit ñi aussi bu ñu ragal roy parce que bu fekkente ni da nga am lu mel nii nekk ci sa wet yow nga taxawal aussi lu mel nii jàng du wees nañu fexe xool naka la ñu mën a defee ay partenariat ak Proxi TV ngir mën a ñoom tamit ñoŋal la ñuy liggéey Kër Massar moo ci gis boppam émission yi fi am yëpp nag wax dëgg yàlla ay émission de qualité la yoo xamante ni en toute responsabilité yéen a ngi koy organiser di fi invité aussi ay personnes respectables yoo xamante ni lépp lu ñuy génne ci xam-xam ci xalaat xam nañ ne tànn ngeen leen avant ñu fiy ñëw donc loolu aussi en toute sincérité je tenais à le dire ñu ngi leen di suivre di ñaan projet yi ngeen am yëpp parce que présenté nañ ma du benn projet du ñaar bëri na yàlla na yëpp aboutir ci li nga xamante ni suñu njëriñ lay. maa ngi leen di sant vraiment seen télévision bi ñu ngi koy suivre parce que depuis ngeen di commencé ba léegi man du ma toog une journée du ma leen seetaan parce que Kër Massar lii lañ doon xaar am ay télé yoo xam ne dañ mën a yóbbu kàddu askan bi foo xam ne bëggoon nañ mu yegg fa te Proxi jàpp naa ni suñu télé la télé askan bi la télé Kër Massar la ndax liggéey bi ñu def liggéeyu Kër Massar la te kuy liggéeyal Kër Massar la yaa ngi liggéeyal askan bi émission bi nag maa ngi koy rafetlu vraiment di ñaan yàlla mu jëm ci kanam ka Massar waay yëpp seetaan ko mu amal Massar waaye Kër Massar te di xaar bu gàmmu gañee ñu invité leen vraiment ngeen ñëw au niveau de la mairie. je t'assure man xam nga Proxi
dama ko doon suivre rek quoi dama ko doon xam nga sama kër ci yéen laay ci yéen laay suivre dama leen suivre lu bare mais je t'assure que ba ma ñëwee fii j'étais séduit par rapport ak li ma fekk gis naa ni wax dëgg yàlla macha allah yéen moom léegi télé ngeen waaw télé ngeen je sais que ne wax dëgg yàlla Sangoné war na mën a gën a ñafe jéem am fréquence ma génn au lieu muy nekk ci li léegi muy génn comme ça ñu koy jàpp fu nekk Sénégal parce que lii ma gis nii wax dëgg yàlla bëri na ci ay télé yoo xam ne tey ñu ngi émettre ci yenn localité amuñu ko waaw bëri na ci ay télé yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir dëkk bi di émettre li amuñu ko kon c'est-à-dire que man ba ma ñëwee fii dama kontaan dama gis ne gis nga Kër Massar dafa am ay jeunes yu gëm seen bopp imagine nga commencé ci wàllu câblage ba tey ji nga taxawal sa télé kooku gëm sa bopp la kon c'est-à-dire que Kër Massar dafa am ay jeunes yoo xam ne nii dañuy gëm seen bopp te yéen ci ngeen bokk moo tax j'ai été séduit bu ma ñëwee fii fekk fi matériel bu ni mel fekk fi ay jeunes yu talentueux je t'assure en tout cas sacerdoce la ci man naa ko fexe bu ma gagné Kër Massar xanaa peut-être mooy xëy gaaw a gàllankoor mais bu fekkee dellu naa Walfadjri je ferai tout pour qu'il y ait un partenariat entre Walfadjri et Proxi ça je le ferai pour qu'il y ait un partenariat boo xam ne ni au moins moo xam ci wàllu formation la moo xam ci wàllu matériel la ñu koy def comme ça gars yi mën a parce que vraiment j'ai été séduit par li nga xam moom laa fekk fii waaw vraiment di rafet aussi émission bi quoi vraiment rafet na jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéen a doon teewlu seen émission bi nga xamante ne moom mooy baatu askan wi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di gërëm di sant bu baax képp koo xamante ne si jàpp nga ci li nga xamante ne mooy émission bi direction Proxi TV yëpp ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci jagleel gi ñu jagleel askan wi émission bi waaye du ma fàtte benn yoon suma caméraman bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Bey jàpp na bu baax a baax ci coordination bi aussi tamit ak waa régie waa réalisation bi yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak ñi nga xamante ne moom mooy direction bi yëpp di leen kontaane bu baax a baax di am mbégte di am bànneex tamit gis ngeen émission bi nga xamante ne mooy nekkoon baatu askan wi ñu doon càmbar ak seet di segg ak saytu li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi am ci élection locale yi rawatina ci boor yi nga xamante ne mooy Kër Massar Nord ak Sud comme ni ngeen ko gisee noonu jël nañ ci yenn ci candidat yi waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom seen biir ndax xëccoo la waaye yaakaar naa ne du wat am xëccoo ndaxte yaakaar naa ne xëccoo mairie jarul taalum réew wala taalum gox ndax askan wi tam ci la ñu bokk nañ leen bàyyi xel te sàmm leen te sóor leen ndax am naa yaakaar que ne képp ku yàq sab dëkk boo nekkee maire defar yow lay gën a sonal mu nekkoon émission baatu askan wi comme ni ngeen ko xamee di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox incha allah rabbi dig daje ci beneen émission ak ci beneen xew-xew jamono bu ñuy waxtaanee jërë ngeen jëf. Macky Sall mu jël ci ay matuwaay ndax Benno Bokk Yaakaar laa nekk maa ngi nekk parti bu ñuy wax MSI sama coordinateur maître Gayel Ba la tudd Macky Sall nag moom laay campagnal te moom rek moo ma tax di sonn kon lii nag moom na ci teg loxoom Macky Sall ku mu fi teg rek man kooku laa àndal te Assome Aminata Diatta la fi teg te damaa nekk ci ginnaawam ba jeex jotewuma moom dara nag moo ma fekk sama buntu kër may def sama débat mu ñëw perturbé sama débat ba pare di lakk photo ministre bi ñu ne déet mu xaar bu guddi ñëw taal ma comme da doon lakk photo ministre ma tere ko léegi mu ne kon man lay taal. Wow!